rajo Sunu Afrique ay wala ñoo koy déglu maa ngi am suñu grand Texe damay ñëw ak moom léegi xam naa ne bu ñu commencé tamit bu ñu jegee heure bi continuer ak moom grand Texe maa ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay bisimilah. bisimilah asalaamaaleykum alaaji maa ngi lay nuyu maa ngi lay ziar. lay fay baax maa ngi nuyu mbokk auditeurs yëpp di leen ñaanal jàmm ci waxtaan wi tey incha allah. voilà muy lu am solo waxtaanu tey bi xam naa ne luñ fa mën a waxee tey ca Sénégal ak ci fii mais dañuy jiitu Sénégal mooy ci wàllu élection yi nga xam ne ñu ngi ci jëm ci wàllu maire yi nga xam ne nii ku nekk yaa ngi bëgg a doon maire am na lu ma jaaxal daal dafa mel ne ñëpp a bëgg a doon maire li ma ci jublu mooy ci bu ñu jëlee ci camp wu Benno Bokk Yaakaar képp koo xam ne nii tànnuñu la président tànnu la ñi nekk sa ginnaaw daf ko problème ci sa jàngat lan moo waral lu mel noonu. waaw loolu de wax dëgg yàlla bon ambition ki nga xam ne dafay def politique mooy falu. mooy ambition. waaw su fekkee dafa àgg ci benn niveau bi dafay am yaakaar ni xëy na toll na fu nga xam ni war nañu ko tabb mais comme li ma leen ko waxee woon rek élection locale lu tudd ñi nga xam ni ñoom ñoo bëgg nekk maire te jàpp naa ni maire mooy fonction politique bi ëpp importance ci biir Sénégal maire ci boppam ndaxte chaque jour ñi nga xam ni yow yaa leen di gérer yéenay yeewoondoo yéenay defandoo lu nekk maire dëgg pulsion dëkk bi mu nekk di ko jiite pulsion boobu ump ko parce que moom ñoom ñoo dëkk quoi maintenant enjeu politique yi nga xam ni moo ci nekk mooy que maire yi ci seen bopp fi mu toll ni tembe ak ni nga xam ni noonu la président bi changé institution yi maire dafa gën a am doole alors donc léegi nag boo gisee ma doon wax semaine bële passé que taxawaayu maireu Dakar dafay am jëmm lool ndax ni nga xamee ni noonu la ñu soppee institution yi premier ministre amatul daanaka boo génnee président bi président assemblée nationale bi bon bu fekkoonte ni dafa nekk ci beneen camp dina am dayo le président assemblée nationale ak benn ci institution yi amatul dayo ci kanamu président bi donc maire yi surtout maireu Dakar wala maireu grande ville dafay am dayo bu mag a mag dafay am jëmm donc loolu xam naa moo indi ambition loolu xam naa ne xëy na dinañ ci ñëw ci kanam ak li nga xam ni moom mooy xew ci maire yi Ndakaaru waxtaanoon nañ ci ñun en avance. si. waaye mën nañ ko gën a yaatal. dañ ko gën a yaatal voilà donc danañ ko gën a yaatal mais balaa ñu ñëw ci loolu rek ñu ñëw ci ki nga xam ne nii c'est un panafricain Kémi Séba moom c'est comme s'il n'est pas le bienvenu un peu partout en Afrique alors qu'il défend l'Afrique. Well, d'accord activiste la. activiste yi du lépp lu ñuy def loolu baax na. État yi également dañu am responsabilité. dañu am responsabilité sur l'ordre républicain. dañu am responsabilité sur la manière dont les gens peuvent se comporter. Et le message de l'activiste est souvent loo xam ni mën na bañ a nekk li nga xam ni ñoo nekk ci boppu état bi di xaar wala ñuy kii bon maintenant Kémi Séba a été pratiquement partout en Afrique et Sénégal lañ ko dàqe. fa la ñu ko dàqe. donc ndegam
Sénégal ak ni mu yaatoo ak ni mu yaatale ak ni mu accepté la citoyenneté africaine te boo ko xoolee c'est l'histoire li may wax ni du ma lu ma inventé l'histoire qui a démontré que c'est amul benn pays bu gën a africain le Sénégal du point de vue de ses positions de l'accueil du mu def ci ñeneen ñi nga xam ni ci yeneen i réew la ñu doge ñaata président ñoo ñëw làqatu ci biir Sénégal ñaata ancien dirigeant ñoo ñëw làqatu ci biir Sénégal et cetera et cetera mais l'État sénégalais a une responsabilité d'État républicain et donc un certain nombre d'actes de choses yu nga xam ni activiste bi daf koy def responsable état bu am responsabilité dana taxawaay bu nga xam ni xëy na les gens pourraient voir que Semi Keba n'est pas bienvenu, c'est pas tout ce que Semi Keba fait est acceptable, c'est pas tout ce qu'il dit est acceptable. Il est libre maintenant en tant qu'Africain de se rendre dans n'importe quel pays d'Afrique, d'avoir la position qu'il veut avoir sur des questions essentielles. C'est son opinion et sa position. Les États vont continuer d'exercer leurs responsabilités. Donc man loolu laa ci gis. Bon non xam naa ni du xëy na neex ñu bëri mais loolu la quoi. Activisme choix la. boo gisee Guy Marius Sagna daanaka li muy gis biti bi bëriwul. wallaay ndeysaan. Il a fait le choix. Il a fait le choix de faire un combat avec les idées auxquelles il croit. Avec les positions auxquelles il croit. D'ailleurs bu ñu changé heure bi moom xam naa ci moom la ñuy commencé balaa ñuy dugg ci xuus ci waxtaan bi incha allah. voilà donc mi ngi noonu dinañ ko gën a yaatal loolu itam. incha allah. voilà kon mbokk yi ni ngeen def rek mooy taaxirlu ñu changé heure bi ñëwaat ak Grand Tékhé dina nekk lu am solo beneen di la wax ne li nga xam ne moo di rajo Sunu Afrique daf ñu rek lu dul bëgg leen ci xol ba tey ngeen taaxirlu. voilà jërëjëf mbokk yi kon nag ñu dellusiwaat ak Grand Tékhé. ñu yàggali waxtaan bi maa ngi ko doon wax ne léegi bu ñu dellusiwaatee danañ waxtaanee Guy Marius Sagna France dégage ak le frère Guy Marius Sagna ban njàngat nga ci am. Guy comme li ma la ko waxoon léegi rek. bi ñuy balaa ñuy dem en pause. Guy dafa am idéal. dafa am gis-gis. dafa am taxawaay dafa am jaar-jaar ci xeex bu muy xeexal askan mais wax na leen ko moom xeexalul askan boppam lay njëkk a xeexal parce que ci askan bi la bokk moom donc ñi nga xam ne dañoo porter ce combat citoyen là nit ñi souvent dañuy am di leen yërëm ci quoi que ce soit mais c'est un choix de vie bu ñu def ba pare. waaw mais jar nañoo yërëm nag. parce que toujours naaj baa ngi la féete ci biir. c'est un peu difficile. nit ak ngëm-ngëmam. dëgg la yaa boo maanaam ni ngëm-ngëm foore ci nit. su ko nit ñi xamoon xëy na dinañ gën a am beneen position. wala beneen gis-gis wala beneen taxawaay. li nit ki gëm. li nit ki gëm yàlla na lu baax mais ngëm-ngëm foor na fooraay bu nga xam ni daanaka li dox sa digganteeg suñu boroom bëriwul de parce que ci loolu la lépp tënku nag quoi yàlla nay lu baax te jàpp naa ni li di def lu baax la mooy fexe rek askanam génn ci coono mënal boppam mën a demal boppam am li nga xam ni moom la ñu soxla bu fekkee nguur lay jàkkaar lool quoi. waaw mais le grand France dégage dégg bi est-ce que mënul woon am beneen façon est-ce que bokkul ci est-ce que lu mun a nekk la le mot France dégage. mais bien sûr le mot xam nga France dégage concept bi ci boppam. du Guy Marius Sagna dafa bañ France wala français yi wala quoi que ce soit. dafa nekk ni centralité combat bi nga xam ni moom lay combattre li ci ëpp dafa maanaam dafa dépendre ci ni France taxawee
ci suñu diggante ak moom. doguma la grand mais doguma la puisque laaj la rek donc moom boo doon jël tey différence am moom ak Semi Kaba boo leen doon jéem a comparer how est-ce que c'est nan la noo koy comparer quoi en quelque sorte parce que kii dafa ne France lay xeex kii ne France lay xeex mais Guy quand même il est toujours là donte nag jafe-jafe bu nekk mu ngi koy dund. waaw xam nga ñoom ñaar ñëpp ay activistes lañu. Kémi Séba je pense que Guy Marius Sagna moo ko gën a avancé ci xeex boobu nga xam ni moom lay xeex. ni laa la koy expliquer. li tardel Sénégal ak les pays africains de tous les pays africains yi nga xam ni France moo leen dominé woon. Après le départ de la France avec les sous-entendus indépendance. dafa am lu ñu tuddee le pacte colonial. Pacte colonial boobu dafa imposer pays africains yi ay contraintes yu nga xam ni benn boo ci jël nasaxal na développement wu réew moomu. franc CFA boobu ci la bokk ni France di téye suñu ay devises bi ñu amee suñu indépendance ci la bokk ni nga xamee ni noonu la ñu France imposer ñuy am maanaam amul dara lu même suñu ressources naturelles yi ci pacte colonial boobu France moom moo am priorité balaa ñu ciy def dara. moom ci boppam moom moo am droit de préemption. C'est vrai que au fil des années et loolu nañu ko gërëme Ablaye Wade. lu ci gën a bëree bëri ci li nga xam ne moo doon tënk Sénégal ci pacte colonial boobu Ablaye Wade ou bien desserré na ko. wala boog wiccax na ci seen loxo ci lu bëree bëri. Macky Sall mi même ñuy wax ma koy critiquer wala ñu koy critiquer guddeeg bëccëg. am na ci lu nga xam ni lu important lu mu def. lii ma lay wax ni par exemple sur les ressources naturelles la France dans le pacte colonial a un droit de préemption et un droit premier que tous les autres pays. L'attribution des licences de pétrole. Mais France, ça lui a passé sous le nez. En tout cas, licences yi nga xam ne ñoo gën a lucratif. Et donc, ne serait-ce que de ce point de vue-là, au moins Macky Sall n'a pas respecté cet aspect du pacte colonial. Bon, léegi nag combattre le franc CFA, c'est un aspect essentiel et important, c'est vrai, parce que amul benn dëkk bu développé ci monnaie jàmbur quoi. C'est sûr, c'est du bon sens, oui. Alors donc, mais Guy Marius est beaucoup plus avancé que ça parce que du loolu rek. du benn boobu rek. yu bëree bëri la. France moo nanguwul maanaam Abdoulaye Wade ma joxe comme joxe naa Macky Sall maa joxe Abdoulaye Wade. Les accords de défense dans le pacte colonial. La formation de nos officiers dans le pacte colonial. ñi nga xam ni bu leen France formé te moom rek moo am droit sax d'ailleurs ci loolu ay officiers la yu nga xam ne ñu ngi toog di déglu ndigal wala boog di jëfe wala boog di comporté wu nu nga xam ni yooyu Abdoulaye Wade moo ko dindi ba mu set. Nos alliances et nos relations ont été diversifiées sous le régime de Wade. dàq français yi ñu génn ci biti l'armée française a été dégagée. te boo xoolee les termes du pacte colonial loolu warul mën possible en tout cas ça n'a pas été possible avec Senghor, ça n'a pas été possible avec Abdou Diouf, mais Wade s'est imposé et a desserré wala a rejeté beaucoup d'aspects du pacte colonial. loolu mooy continuer ba léegi loolu laa tax ma la doon wax léegi ni la Guy Marius Sagna d'une certaine manière moo gën a avancé presque tous les activistes. parce que il a dafa frame combat bi de façon globale pour dire que France afia may ñu noyyi nag. Dégage, ok, d'accord. Voilà. C'était important ma laaj la loolu pour ñu mën a comprendre tuuti seen ñoom ñaar seen combat mais comprendre aussi Guy Marius Sagna ci bopp léegi dafa am loo xam ne ñu benn moment xam nga ñun dañoo gëm la woon ne dinaa teg léegi sax audio bi xëy na ñu bëri dégg nañ ko ci suñu en tout cas suñu ancien président boo xam ne ak loo ko mënta waxal ku ñu jox cër la du moins man dama ko jox cër muy Senghor Léopold Sédar Senghor
mais dañoo mës a gëmloo grand sa yow éducateur nga jàngalekat nga ma ne ndax kon dañu doon nax parce que ñun bi ñuy màgg dañoo gëmloo woon ne Sénégal ressources humaines la gën a am duma sax la gën a am looñ doon la wax musuñu woon xalaat benn moment que ne ñun am nañ pétrole wala am nañ lii wala am nañ lale bañ na ko buñ doon wax sax dañu ne Sénégal ay borom xam-xam ñoo fi nakam nangam alors que bu ñu déggoo audio bi après ma teg ko ma ñëwaat laajal li ma la bëgg a laaj parce que dafa mel ne am na fu ñu doon naxee c'est loolu bëgg naa ci am sa xalaat. oui li ma mënoon ci liggéey mënatuma koo liggéey moo tax war naa yéeneeku nguur gi jox ko premier ministre ba may tànn premier ministre laajoon na mbooloo mi ku ñu woolu les 2/3 wax nañu ne Abdou Diouf du maa ko tànn mbooloo mi moo ko tànn waaye gis naa ne mënuma sikk dara ci moom am na xam-xam am na compétence le suufeel na boppam c'est son seul défaut waaye mën nañ ko woolu te la démocratie loolu la itam soo defee sa liggéey nit ñi ne la jaaraama war nga bàyyi nguur gi ñeneen ndax nguur mu ngi jugee ci mbooloo mi war naa dellu ci mbooloo mi itam waaye sañu ma woon a dem te ñëwuma fi gërëm la taagoo la teral la léegi àdduna mu ngi nekk ci difficulté yu bari mais réew yi ci gën a am doole ni ki Amérique Allemagne France ñoom am nañu seen métit waxatuma nun pays le sous-développé waaye yaakaar naa ci Sénégal ndax am nañu suñu moyen naataange am nañu phosphate mais am nañu pétrole itam fi léegi ñetti at dinañ tàmbali di ko exploiter am nañu leneen am nañu uranium ak leneen waaye defe naa ne li nekk suñu richesse mooy nun Sénégalais suñu ndéegoo suñu liggéey ndax yéen a ma tànnoon man chrétien waaye li ma def du man rek maa ko def yéen a ko def su fekkoon ne nekkul seen ñaan seen liggéey seen ndéego kon du ma def dara nattaange Sénégal te la won naa ko ci chiffre yu wër nattaange Sénégal 1960 ba léegi ci ñaar fukki at yokku na ñetti yoon waaye loolu dina mën a jëm kanam. Voilà donc grand Thékhé sa ñàngat ci discours bi nga xam ne dégg nga ko laaj li ma la ci laaj ma xam ne loolu lañu mosoon gëm dina nekk am solo di wax mbokk yi tamit mën ngeen woote ci 212-219-995 bu dee da ngeen bëgg bokk ci waxtaan bi we have another 25 minutes with le grand Thékhé. waaw man en fait Senghor moom bon bi ñuy am suñu indépendance dafa xeex. moo ko ñoom Mamadou Dia ak ñoom Sarr Ibrahima ñoom Valdiodio Ndiaye et cetera. ba ñu jot suñu indépendance. Progressiste la woon ci point de vue boobu wante dafa choisir naxante ak waa France. ba ñu jot ci indépendance. deful ni Sékou Touré deful ni ñeneen ñi defoon dafa collaborer ba jot ci indépendance Sénégal mais kon wax naa leen ko léegi indépendance boobu dafa amoon ay conditions. en France bi ñuy jógee Guinée daanaka dañoo yàq dëkk ba lakk lépp da war a dem seen yoon. yàq seen lépp. Ça n'a pas été le cas avec le Sénégal et d'autres pays qui avaient accepté de collaborer pour une indépendance, une intégration et une indépendance.
wante bi ñuy dem tamit dañ fi wàcc ay conditions mooy pacte colonial boobu ma la doon wax léegi. Senghor essentiellement bi mu toogee yore nguur défendre intérêt France moo ëppoon ci li nga xam ni moom la doon def parce que la crise de 1962 soo leen ko seetloo bu baax a baax vision ak orientation Mamadou Dia dafa doon dégager France sans que Guy Marius Sagna sëtam boobu nekk fii di ko xeex tey. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on l'a éliminé. Et Senghor a participé dans cette élimination-là. jàpp ko tëj ci kaso. toog di gouverner li mu wax yëpp ni am nañ ko. voilà muy ay ressources naturelles. dëgg la. lu tax ñu gëmloo woon ñu tax ñun xale yi ñu gëmloo ñu woon na xëy na amuñu ko wala jàngaluñu ko woon wala boog en tout cas fësaluñ ko ba bu ñuy wax sax duñ ko xalaat bi Macky Sall ñëwee ak Abdoulaye Wade ñuy doog a wax ak ku mel ne yow ak Baba Aïdara ñu koy wax fii ne pétrole feeñ na. alors donc nga dégg léegi ku mel ne Senghor ne la am nañ ko ca jamono jooju y a quelque chose qui cloche quand même. well loolu am na bu yàgg en fait c'est vrai que les grands France moo nekkoon ki nga xam ni moom moo doon def ay exploration et à un certain moment ñoom dem nañu ba gis ni exploiter le pétrole onshore et offshore jaru ko woon pour ñoom après ñu dem toogi quoi. Bon am na ci yu nga xam ni certaines gaz naturel yu nga xam ni commencé nañu ko exploiter ay 1994 97 ci Ngadiaga bi Senghor demee yàggul dara la ñu commencé di exploiter loolu mais français yi mosuñu woon mën a def dara maanaam bu ñu tracé chemin de fer toujours chemin de fer boobu dafay yóbbu ay ressources naturelles Senghor wax na ni am nañ uranium fan ngeen dégg gum ñu wax ni ñi ngi exploiter uranium boobu fan ngeen dégg gum ñu wax loolu te moom moo ko wax dégg ngeen ko léegi ci audio bi am nañu or fan la Sénégal gisee boppam ci or boobu donc d'ailleurs même ci appellation yi nga xam ni moom la ñuy def on nous parle de ressources naturelles gis nga Canada ji ma nekk nii il parle de richesse naturelle ñaari concept yooyu lu différent si jàpp nañ ni dafa niroo c'est ay homonymie ay synonyme lañu yu nga xam ni benn bi mën na répondre ci beneen bi mais richesse naturelle moo gën a jaadu ko ressource naturelle ressource moyen la quoi ressources humaines ressource moyen la quoi bu ñuy wax ressources humaines wax ressource naturelle jàpp naa ni bu ñuy wax richesse naturelle am moo gën bokkul ak mën-mën du benn sax richesse am la quoi ressource mën-mën la d'une certaine manière bu dee nit ñi mën nañu am daal gën a wóor non leer na nañ bon ce qui veut dire que am na benn auditeur bu nekk après ñu jël ko allez-y continuez bon mën nga ko jël ñu jël ko mën na am li ñuy wax ci loolu lay wax waaw mbokk mi bismillah salaamaaleykum El Hadj le grand naka màggal ga ñoo ngi lay jaare di jégalu di ba wax de màggal lan gàmmu nan macha yaa ngi Touba wala yaa ngi Touba New York maa ngi Touba Sénégal bismillah grand am sa tulaam ñu ngi lay jaar yàlla dolli tawfiq ñu yàgg ko màggal yàgg ko gàmmu amiin yaa rabbal alamin ni ko kilifa gi waxee liñ ci gar moom mooy liñ ci góobe mooy li màggal gàmmu góobal Cheikh Saliou loolu mooy liñ ci gar li ñuy fexe lu bare man de laaj bi leen tong man dama koy laaj ñun Sénégal lan def gan tooñ borom bi ban nattoon yi ki nga fi teg léegi ak ki fi nekk ak ñi dox ci diggante bi ban nattu nañ jiitu yu mel noonu ndax waxuma la ressource humaine bi nga doon wax sax de mais dama ne la suuf si ak ndox mi rek mën nañ ci am mën nañ ci am lu nekk mën nañ ci dund ba ci ba jéggaan di ci dundali gëm naa loolu pétrole bi taxu ñuy wax
ndax boole gi fi nekk doo génn à 100 mètres yaa ngi dox ci pétrole du ma duggee Thiès maa ngi dox ci phosphate dëkkam. nga jëm daara jëm ci vallée bi alhamdulilah. barke démb lañ jógee bis ni ki tey lañ jógee xel comme mais àll bi dafa vert naat mais lan def suñu borom bi ba mu nattu nu njiitu mel ni ñuy dund yoo xam ne saa waay vraiment jéggi na dayoo. loolu daal mooy laaj bi. d'accord jërëjëf sëñ Amsatou ñu ngi lay ziar baax a baax. tooñ lañ ko tooñ daal du ko xamee mu wax ko ñu tuubal ko yàlla jëlee na fi njiit yi fi nekk daal ak ñu njiit yi mu mën a dimbali. d'accord doomu aadama yi sonn lool te dara teguñ ko lu njiitu bon yi rek. jërëjëf am na keneen ku nekk moom fa bon tàmbale la commencé. d'accord jërëjëf sëñ Amsatou. merci beaucoup ma jël keneen ba xam 212 219 9695 bisimilah. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. allo Texe maa ngi lay nuyu di seet noo def. maa ngi soxna Rugi maa ngi lay nuyu. Rugi nam nañ la. ñu ngi lay siyaar. ñeme seddaay bi nga ñeme rek moo ma xaw a jaaxal. Canada de sedd na de. li ma amul pexe rek. li ma kii wax moo di ci affaire ressources naturelles yi donc li mu wax ne am nañ or gëm naa ko parce que en 77 bi ma demee Canada Jeunesse Canada moon échange culturel yóbbu nañu Val d'Or benn ville la boo xam ne dafa am usine bu ñuy def extraction or. ñu won ñu loolu yëpp dañ ko jàngal donc su fekkoon ne Sénégal amul or du woon intéressé canadien pour di ko boole ci projet bi. ak ay comme reboisement yi ñu fa def. ci ay garab man mi jëmbat naa fa garab ci pépinière yi. donc loolu laa doon wax am na yu bari yoo xam ne ñoom ñu ko kii ak agence canadienne. pour le développement international ak di. d'accord waaw ci Jeunesse Canada moon bi ma ñëwoon donc or war na fa am. donc am nañu ressources yoo xam ne xëy na lu jot rek yomb. parce que waaw ndax ñoom taxee ngi di ko wax. donc yéen a ngi ciy gëstu rajo El Hadj yaa ngi def loo mën boobu ba léegi. affaire ressources naturelles te yooyu importance la. dem naa au Ghana. Jerry Rawlings mu tëj frontière am yëpp ne dafa bëgg ñu utiliser produit naturel. ñu payam. Coca-Cola sax boo ko naanee da nga ko jënd ci black market foofu temps boobu. ba pare tëj frontière yi mënoo génn mënoo dem fenn ba mu stabiliser dëkkam. ba pare waaw loolu la def. gis nga ne Thomas Sankara ci yooyu tànk la taxawoon. ndeysaan waaw yàlla dinañu jàppale incha allah dina ñëw lu jot rek yomb. merci beaucoup Adja Rougui. dañu am patience rek. incha allah merci beaucoup Adja Rougui kontaan nañ merci beaucoup. mu jël keneen ba xam allo. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. voilà ji na nga def. sëñ Alioune Dieng. maa ngi lay nuyu di ziare sëñ Texe. ziare Alioune Dieng mbaa reer nga. non man bàyyi naa yooyu léegi. kilifa la. ah bon léegi bàyyi nga yooyu. heureusement nee na léegi bàyyi na ko quoi léegi la wax. léegi bàyyi na yëfi xale ngayeen la. voilà. waaw merci waay maa ngi leen di gërëm ci kii bi puisque da ngeen a wax benn affaire bu am importance mu doon le travail de l'autre là l'activiste. Guy Marius Sagna. ma doon leen annoncer que on est en train de travailler ak benn comité boo xam ne waa Canada yi la ñoom Mohamed Sarr. waaw pour l'arrivée de Guy Marius Sagna et Pape Alé Niang en même temps en décembre. Inch'Allah. Ici à New York et au Canada. Génial. Bonne nouvelle. waaw loolu moom nag fi nit ñi préparé. D'accord. Ils seront là dans le mois de décembre. D'accord, c'est bon. Merci beaucoup le grand. Merci. jërëjëf voilà kon grand Texe je pense que ne pour ñu mën a xuus dem nag ci wàll Sénégal parce que lu bëri la fa xew fi ñu toll nii tey ñun waxtaanee nañ ci lu bëri loo mën a tëjee rek ci maanaam wax nga ko ressources yi ñu ngi fa woon nangu nañ ne xëy na France moo bëggul woon peut-être ñu développer comme ni mu continuer di ko def. bi Abdoulaye Wade ñëwee fësal na wane na que ne he's gonna make it open the doors ba fi ñu toll nii ñu ngi ca mais moi je me disais que ne bugguma utiliser mot bu bugguma wax trahison wax boobu dafa rëy mais daal nax nañ ñu benn moment gëmloo ñu ne amu leen ko ba li xew-xew tey c'est ba tey nii ci jafe-jafe yi ñu dund mooy wane ne kon mënoon nañ ko bañ a mënoon nañ ci bañ a jaar jafe-jafe yi 60 ba tey. Sénégal mënoon na gën a ba neex c'est tey jii ñuy wax ak yow ba tey Sénégal am na ci yenn gox yoo xam ne nii goxaan yoo xam ne nii amul de l'eau potable donc y a problème. donc boobu mu ne tëj foofu ñu dem way
ok mal gouvernance la rek am na exploitation phosphate yi ak yu ni mel. yaa ngi koy wax sànq. am na ci yu nga xam ni xëy na feeñagul wala waxaguñ ko. wante kumpa la mës di doon. mu ngi romb mais duñu xam lan moo nekk ci camion yi ak et puis voilà. voilà di dugg ci avion yi ci bateau yi. waaw kumpa la mës di doon. am na fu nga xam ni tubaab yi rek ñoo fay nekk ci train bi lay dugg bu demee dem directement ci port ba après mu dugg ci bateau bi après mu dem. c'est vrai que jusqu'à présent am na lu nga xam ni feeñagul wala waxaguñu ko donc mais évolution bi nga xam ni moom la ñu évoluer à partir de li ñu dal suñu esclavage suñu colonisation post indépendance ak suñu néocolonisation ci lu ci gën a bëri président yi fi jaar mën nañu wax ni ginnaaw yàlla président Abdoulaye Wade moo xippil suñu bët ci lu bëree bëri moo changé benn modus vivendi boo xam ni daf ñu mës di naq ci suuf c'est dommage que après sa suite bu ñu amoon ku nga xam ni mën na continuer ci trajectoire boobu wala mi ngi continuer ci trajectoire boobu xëy na doon na gën a yaatu li ñu ci jot a xam ak li mu ñu ci jot a defal malheureusement loolu amul maintenant je ne perds pas espoir man xëy na peut-être ci suñu lifetime dinañ am ay dirigeants yu nga xam ni gëm nañ seen bopp gëm nañ seen réew xam nañ fan la ñuy teg seen tànk pour que effectivement richesse naturelle yi nga xam ni maanaam am bi ñu am jëriñ ñu ndaxte am boobu jëriñu ko ñu ba léegi ñun gisuñu suñu gaz gisuñu suñu pétrole phosphate gisuñu suñu or gisuñu suñu uranium bi Senghor wax te jàpp naa ni xëy na bis dina ñëw loolu mu wax noonu dina feeñ quoi te bu feeñee bon xëy na dina tax ñu delluwaat xool mbir yi naka la demee ak kan moo ko def ak lan moo tax loolu nga xam ni mooy richesse bi ëpp solo ci àddina bi muy uranium naka la ñu def ba te xam naa ni Senghor waxantuwu ko inventé wu ko donc am na lu mu xam mais loolu ba léegi ñun leeragul ci suñu bopp. Je vais conclure rek peut-être comme temps bi mayewu ko ñu wax tuuti ci élection locale yi ci lañu ñëw te li ma ciy wax rek mooy lii quoi te def naa ñaari semaines yi passé maa ngi doon def pression bu mag a mag ci Khalifa Sall pour mu bàyyi layam ji en fait c'est choisir Barthélémy parce que comme ni ma leen ko waxee mën nga bañ a d'accord ci ay méthode am mais fi ñu toll nii soo am Wardini amul sax di prétendre naan dafa bëgg a nekk candidat au nom de Yewwi Askan Wi ce n'est pas logique. léegi leer na. du lu logique du lu normal. c'est ça leeral nga ko yàgg nga ko wax vraiment. voilà je pense que agsi nañu ci cëppaandaw gi je pense que Barthélémy defe naa ni si tout va bien moom mooy nekk le candidat de Yewwi Askan Wi pour la mairie de Dakar. Bon maintenant Khalifa Sall layam jooju mën nañ ko jàngat aussi parce que comme li ma leen ko waxee rek maire Dakar bu yàlla defee Barthélémy nekk ko loolu dafay maanaam ça met fin c'est sûr à l'ambition présidentielle de Khalifa Sall donc te gis naa ma ni sama bopp ma la gënal du bañ grand nga baal mooy pas seulement fin à Khalifa Sall mais à Macky Sall aussi mais en fait li ma mën a wax mooy non pour muy leer Khalifa Sall moom présentement nañu yemagum ci moom rek parce que li tax mu hésité wala boog mu naraw nasaxal la candidature de Barthélémy loolu ci la bokk. ñu jël auditeur bi balaa ngay dem son ambition personnelle. ma jël ki rapidement allo mbokk mi. ambition présidentielle. allo mbokk mi. waaw salaamaaleykum. waaleykum salaam ku baax. lay ziar bu baax. dellu ziar kookan la. Ibrahima. Ibrahima ziar naa la. ñu ngi ziar ana taxe mu ngi ci kaw wala mu ngi ci kaw mu ngi lay déglu bisimilah.
waaw ñu ngi koy ziar bu baax. yaa ngi Sénégal ba léegi. ñu ngi lay ziar ñu ngi lay nuyu. non ñu ngi ñibbisi naa. ñibbisi nga macha allah bisimilah ñëwal. alhamdulilah sax ne ko ñu ngi koy nuyu di ko ziar bu baax. ñu ngi lay dégg. ñu ngi lay fay. ñu ngi lay fay bu baax di la ziar di kontaan ci waxtaan wi. xam naa réew mi daal moom li nga wax dégg nañ ko waaye nañu gën a góorgóorlu. ndax lu baax ak lu bon lu ñu ànd. loolu dong moo ñu sonal. dëgg la. waaw nañ dellu ci li yàlla wax rek. ak ñu baax ñu fa nekk rek. macha allah. incha allah buñ ko defee rek. lépp yomb. jërëjëf jërëjëf. waaye bu fekkee dañuy julli ji jumaa ba noppi. Friday night ñu nekk ci baar yi di mandi. di def leneen ak leneen. ak li suñu borom tere. àndul. waa léegi ma laaj lu tax réewu taax yi ñu nekk nii ñun ñoom yooyu yëpp ñu ngi def ñoom ñu ngi développé de. la leen jiguñu. ah ok. dëgg la de. waaw wax day leer waaye dañuy laajte. bañ ñuy tudd dafa am lu ñu tuddee woon. am luñ wax suñuy nopp noddu. wala li xam ak yeneen yi nga xam ne moom la ñu yore. ñu dem daara alxuraan ne suñuy dënn. ñuy tàllal suñuy loxo ñu baax ñi di ñu ñaanal. dëgg la. kon buñ ko booleeg leneen lu àndul ak loola rek. du ñu jëkk. d'accord on a compris. jërëjëf sëñ Ibrahima. ba pare il y a pêcheur et pêcheur. benn bi day am accent circonflexe. et il y a le péché. am na benn pêche bi moom boo koy def. booy def beneen pêche bi moom doo jàpp dara taxe dégg na li ma wax yaakaar naa dégg nga li ma wax. man dégg kaa tax ma defal sama toogaay. ma ne dégg ko moo tax nit ñi di wax ana El Hadji Ndaw duñ ko gis. macha allah yow de xam nga maag yow dafa am luñ bokk. ak Ousseynou Konté. waaw moo tax benn jour dama la wax ne yow maternellement yow Jóob nga sant. man moo tax ma xam sa xadar. taxe moomu am na luñ bokk. dëgg la Jóobeen gi. wife ma Jóob la sant. moom dégg na li ma wax. waaye kon leer na jërëjëf. nañu dellu ci yàlla. incha allah. nañu dellu ci yàlla. buñ ko defee lépp yomb. merci beaucoup. Ibrahima merci beaucoup. voilà grand texe abal ma de mu ngi doon am na lu mu doon wax maa ngi jégalu sëñ Ibrahima waaw xam naa de lu baax rek lay wax ci yow macha allah donc je pense que ne comme ni nga ko waxee nañ waxagum ci Macky Sall mais foog naa ne Barthélemy bu demee ci candidature boobu ñu bëri dinañ leen yóbbu retraite c'est sûr. dëgg la waaw. bon beneen jàngat bi mooy waxoon nañ leen ko en fait présence su Amadou Ba à la mairie de Dakar. dafa neewoon naa la dina bu ñu defee candidature rek njaay xool lañ dina am. waaw te newoon naa la tamit na Macky Sall Diouf Sarr la jël. waaw wala mu waxoon naa ko bu leer nañ. mais en fait. li ci ëpp solo mooy que bëggul Amadou Ba nekk ci mairie bi parce que su fekkente ni plan am bi jógu ci. kenn dafa bëgg a nekk candidat. en 2024. mais li Diouf Sarr di nangu Amadou Ba du ko nangu. bien sûr que non. en fait li mu wax ni daf ko dénk l'organisation politique de Benno Bokk Yaakaar ay naxe la. parce que Benno Bokk Yaakaar kenn du kilifa gi ku dul moom moo yore décret bi moo yore alal. loolu kay leer na léegi parce que fi ñu toll fu tàkk rek Tamba ngi ne ñëpp a ngi taxaw di wax ne foog ñu jël seen candidat daf ko pour mu nekk à la mairie. donc leer na Sidiki Kaba mënul nekkatul tabuñu ko moom tabuñu ko fenn. waaw moo tax mu nekk problème. mais waa Tamba taxaw nañ. ne Macky Sall il faut que mu def ko mu nangu candidature am. donc ça veut dire damay dëgg li nga wax rek. loolu kañ béy woy na mbuus mu nekk nii loolu moom. ci dellu ginnaaw mu seet nu muy def. waaw léegi le cas Ousmane Sonko ak sama jigéen sama xarit la présidente Aïssatou Mbodj dañu déggoon ne du ñu nekk seen candidature en tout cas du ñu nekk candidat ci mairie bi. bon tey ñu xëy gis le frère Ousmane Sonko à Ziguinchor. ñu dégg na finalement il sera candidat sa jàngat ci loolu.
kan moo waxoon ni Aïda Mbodj du nekk candidat. Aïda Mbodj kay nee na du nekk candidat. après. ak Ousmane Sonko. après ñu nekk candidat. bon bu Ousmane Sonko moom leer na ma xam naa bu Aïda Mbodj bu doom baay ñëwee dina ko leeral. bon de toute façon Aïda Mbodj mënul ñàkk nekk candidat au département. ok parce que conseil départemental. mu ngi lay dégg moom it position bu am jëmm la. par rapport ak ambition bi nga xam ne nit ki daf koy am. en tout cas ñi nga xam ne ñoo nekk ci opposition bi nit ki daf koy am pour son avenir politique. Et je pense que elle a une revanche à prendre sur Macky Sall. Parce qu'elle était présidente départementale, la seule femme. mu def ko li mu ko def. Je pense que c'est le moment de prendre sa revanche. C'est le moment de. You going uptown? Because I'm finished. waaw mbokk mi déet nank rek. waaw baal ma dégg grand taxe. kooku dem na waaw parce que pare wuloon. C'est le moment mu consolider sa position. vers tout. Ousmane Sonko nit ñi ñoo ngi doon wax naan warul def nekk maire wala non. Ousmane Sonko doit être maire. parce que d'abord comme li ma wax rek c'est une position bu nga xam ni ñi nga xam ni ñoo ko nekkoon. peut-être loolu Ablaye Baldé avait des ambitions présidentielles maire de Ziguinchor. Idrissa Seck maire de Thiès. ñoom ñëpp dañoo amoon ay ambitions présidentielles. Khalifa Sall maire de Dakar. ñoom ñëpp dañoo amoon ay ambitions présidentielles. ça veut dire que donc nekk Aïda Mbodj maire de Bambey. en plus ñoom ñëpp dañoo amoon ay ambitions présidentielles. c'est ça. donc en tout cas investiture Ousmane Sonko ak li ma ci jot a xool. mu ngi décliner une autre manière d'être maire. C'est vrai que poser na au préalable les difficultés yi maire yi am. bon te man waxoon naa fi ni ku nekk maire te ma amuloo jàppale état central bi. wax jëy bëri rek wante doo dem fenn. c'est ça. mais en tout cas li muy wax moom ak di ko projeté xëy na it makes sense. bu nekkee maire. mu xool xal beneen yoon bu nga xam ni mën na tout en respectant le code des collectivités territoriales. faire avancer les choses fi nga xam ni foofu la nekk. D'ailleurs c'est un risque qu'il prend. Et pourquoi c'est un risque qu'il prend, un très grand risque qu'il prend parce que il aura 2 ans pour prouver que les choses peuvent être d'une autre manière. mais non mais yow grand nga baal ma yow yaa gën a xam chance su Sonko diaspora bi ñoo nekk ci ginnaawam donc Sonko bu tisolee gars yi na yaram kala kooku je vous dis dorénavant bu nekkee maire kooku y aura pas de problème. Sonko du am problème mu gérer du am problème mu xaalis. wax bi moom neex na yomb na mais dafa am réalité yi nga xam ni xëy na alaaji. jéem nañ ko fi de mu ngi am Sonko dara c'est-à-dire c'est pas pour rien gars yi nekk ci fi ñu nekk ak moom c'est duñ ko may dara c'est moom xam na ko. mais daal li nga xam ne mun naa ko wax ci sama jàngat mooy que ne Sonko maire de Ziguinchor du am benn problème pour gérer ko. de toutes les façons Macky Sall yàkkal na ko. xaw ma ndegam yàq bi nekk bu neex lay doon wala bu naqadi lay doon. à Thiès dans ma ville natale je suis désolé. le jeune frère Talla Sylla c'est vrai que du ma ko supporter parce que bokkuñu camp. bon keneen ki nga xam ni moo fay bëgg a nekk ci Yewwi Askan Wi Moussa Tine mook Talla Sylla benn lañu ci man. ñoom ñaar ñoo bokk trajectoire. D'accord. et Moussa Tine est mieux préparé d'ailleurs que Talla Sylla pour nekk maire. Ah oui? Ah oui, absolument. Moussa Tine est extrêmement bien formé. C'est un juriste redoutable, a été député, a vécu au niveau de l'État central. Moom la Khalifa Sall dénkoon Dakar. moo yore woon la gestion des ordures de la ville de Dakar. réussite bi ñu ci réussir moom daa tax Macky Sall wi cax seen loxo dàqale parce que àndul ak ñoom. je dis que du point de vue de ça. je me rappelle bien xale yooyu yëpp nag wax dëgg yàlla ci sama suuf la ñu yow. te maa ngi ñaan yàlla
Talla nag nee na moom kenn yàlla rek ko mën a tere nekk candidat. Je pense donc. doon maire daal neex na doon maire daal am na lu ci nekk ma ne ko doon maire daal neex na bëgg naa xam sangum néew bi lu ci nekk. léegi dafa am sama benn xarit bu ma jox benn sondage ma lay laaj ndax yow da nga ko partagé alors il dit que ne incha allah Benno Bokk Yaakaar dina am 40%. opposition bi in général dañuy am 60%. ça veut dire que ne waa Yewwi Askan Wi dinañ am 30%. wàllu askan bi am 15%. et puis le reste ñoom tamit ñu am 15%. partagé nga loolu wala lan nga ma ci mën a wax. plausible na en fait sondage ñaari façon la de. sondage scientifique bi da ngay jël échantillon. sondage à l'improviste bi da ngay taseeg ay nit rek laaj leen. si. non loolu ñaar yooyu rek moo am nag ci àddina. mais moom ni mu ko waxee opposition bi moo nar a ëppale. well pour mu yomb. maa ngi cross samay baaraam ci yenn parti yi. en tout cas sama souhait ak sama ñaan yàlla mooy département yi gën a mag. te loolu mën nañu ko natt ci ñett ba ñeent. Kër Massar la Dakar Thiès Mbacké mooy yi gën a mag ci biir Sénégal. yi ci topp bu fekkente ni yi gën a mag opposition bi teg na ci loxo. yi ci topp ñu séddoo jàpp naa ni grande ville yi bu dee lay Thiès am na lu fa nar a xew. parce que Talla Sylla nee na du bàyyi. Yankhoba Diattara am na fu mu jaar bu dee moom la ñuy tabb parce que moom moo mës di gérer à la place de Idrissa Seck. population thiessoise yi am na lu ñu xam. l'opposition ci seen bopp ñoom ñu ngi fa xaw a tasaaroo. waaw Yewwi Askan Wi mën naa am yaakaar. d'accord. bon à Diourbel à Ziguinchor. à Tamba Guirassy bu fekkente ni Yewwi Askan Wi moom la ñu tabb jàpp ma ni ay kase ki ñu kenn xamul ñoom ñoo ko mën a battre foofu parce que Guirassy dafa am lu mu def foofu noonu. surtout ci ndaw yi. waaw surtout ci ndaw yi. dafa am lu mu fa def. donc man jàpp naa ni élection yi dina serré. nañ bu ñu waxantee dëgg. yow da ngay jàpp ne dafay serré. trop. donc du nekk 60 am na ñaari auditeurs yu bëgg a wax ak yow rapidement ma jël leen mbokk ku woote rek nga gàttal allo oui. allo El Hadj. waaw ku baax Serigne. maa ngi ziar maa Serigne. waaw fii la paix. dama bëgg laaj texe quoi. man Sénégal li ma jaaxal mooy man ñi ma gis ñëpp ñuy posé ay candidat ci maire yi nii ñoom ay maire lañ ñenn ñi ay am na lu ñu nekk daal. waaw ministre wala lan moo tax Sénégal affaire boole poste yooyu noonu loolu moo tax ñu koy def loolu ñu wax di Sénégal. d'accord dégg nañ nañ bi problème mooy yow El Hadj fi nga nekk yow xam nga ne Kamala Harris bi ko Joe Biden jëlee. mu nekk vice président bi mais ba gagné. sénateur bi nekkoon dañ ko jël jox ko keneen moom mu seere liggéeyam. lan moo tax Sénégal nit ñi di boole ay poste di boole on a compris moo tax nit ñi duñu liggéey. dégg nañ loolu nga war a chance Sénégal képp ku ñëw Sénégal loolu nga war a chance Sénégal. d'accord kenn ku nekk yem ci benn poste. d'accord seere ko keneen jël leen mais chance keneen d'accord. mais loolu mooy yoon. jërëjëf merci beaucoup. rajo Faye. voilà ñu jël am na ñaari auditeurs yu nekk ci ligne bi ñu jël leen rapidement allo oui mbokk mi. allo asalaamaaleykum. gaynde buy naan meew. waa gaynde. ziar naa la. de la ziar lu bëri di ziare suma grand. acca. waaw jàngat bi bëri na lool mais dama bëgg focus rek ci fenn. acca ñëwal. dafa am ñaari point yoo xamante ne bii dégguma ba léegi ñu waxtaanee ko. ñëwaguñ ci waaw. ñëwaguñ ci muy processus électoral bi. boo ñëwee lënd leeral ko mais ñëwal. yow koy lu fi leerul rek yow boo ñëwee di nga ko leeral. waaw loolu émission entière la. entière la te dafa am ñun dañuy junj rek. bàyyi gars yi yeggali. waaw justement moo tax xam nga comme que suma grand aussi dañ ko yàgg xam ci yooyu. dëgg la. xam nga donc moo tax ma koy laaj quoi parce que xam nga rek man damay taataan ci ay xam-xam. am na yu mu wax sànq. xam nga yooyu am naa ci beneen jàngat mais. ci processus électoral bi waxaguñ ko te gis nañ fi ay njuuj njaaj yu tàmbali woon am. mais opposition bi ñu ngi doon focus ci seen coalition coow lee fa jë. et c'était normal léegi nii. c'est normal. waaw mais mbir bi àllkale ji waxtaanee wuñ ko muy processus bi kooku muy beneen bi mooy
damay gis ne mais lan nga foog ni moom la ñu war a waxtaani ci processus électoral yi. inscription yi transfert votant yi nday ticket njaay la. loolu kañ alaaji gasi. comprendre loolu gasi de. waaw mais xam nga fi mu ne nii waxtaane wuñ ko benn yoon. te ala kulli xaal coow loolu dana jugaat ci kanam. waaw dinaa ci ñëw. àggaleel ci say voilà beneen bi mooy damay gis analyse yi muy fii di Sénégal ñu ngi focus ci Benno Bokk Yaakaar focus ci Yewwi Askan Wi mais quelque part dañuy fàtte coalition PDS. te PDS dañoo am assise ci dëkk bi. comme donc nag il faut ñu boole leen ci voilà ñu bàyyi leen ci xel. d'accord ma yem foofu. merci beaucoup voilà ma jël dernier auditeur bi nag voilà il est parti grand tax ma bàyyi la nga jàngat. Il est revenu, il est de retour. Balma, il est de retour. Balma, il est de retour. Allô, oui, rapidement. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Grand Sen. Alaji, nanga def? Kokan la? Hey. Serigne Maki, nanga def? Waaw. Maa ngi nii sant Yàlla. Alhamdulillah. Naka njaboot bi? Góorgóorlu sant Yàlla bu baax. Alaji, li ma lay ñaan. Waaw. Ngir Yàlla ak yonent bi Macky bu gagné. Waaw. Bugguma kenn dëgg dañ ko sàcc loolu laa bañ. bëgguma kenn di ko wax ngir Yàlla ak yonent bi. dégg nga. waaw donc daal mooy gagné. waral gaañ ñëpp Macky bu gagné. nañu jàpp Yàlla Macky gagné na. d'accord mais bëgguma dégg Macky sàcc na élection wala def na. d'accord merci beaucoup. waaw lii maa la ko garanti. jërëjëf Serigne Macky. merci merci beaucoup voilà grand kon ma bàyyi la nga daaneel. foofu laay tàmbalee Macky du candidat bay gagné dara. non li mu jublu kay mooy coalition bi benn bokk yaakaar la bëgg wax na ñoo. mais nekkul candidat. en fait nekkul candidat quoi bokkul ci élection yi. d'accord c'est vrai que moom la ñuy kii ak yooyu mais bokkul ci élection yi. xam nga élection locale la moom nekkul maire bëggul nekk maire nekkul conseil départemental et cetera. bon loolu xëy na maintenant loolu moo may permettre ma enclencher ci gaynde. Processus électoral bi depuis Mathusalem maanaam processus électoral toujours am na lu ñu ci war a def am na lu ñu ci war a wax li tax opposition bi en fait tardé wuñu ci c'est parce que élection locale yi ñu jëm élection locale wax naa leen mooy élection yi ñu gën a surveiller ci élection yépp parce que élection ci koñ bi la élection ci quartier bi la alors lii moo la koy wan quoi soo demee ci bureau de vote bi opposition bu moo fay ëpp pouvoir bi te ña ko fay teewal parce que candidat bu ci nekk wala liste de candidat bu ci nekk am nga droit toog ci biir bureau de vote bi soo toogee ci biir bureau de vote bi kenn mënu faa ñëw voter wala ñu remplir fa ay caisse wala ñu def fa sudul noonu te du ñooñu ñoom ñooy régler ces questions là. bu ñuy compter ñoom ñu ngi toog bu ñuy afficher ñoom ñu ngi toog donc ci gox-goxaan yëpp ak fépp fu nga xam ni opposition daaw fu mën a am ku ko représenter. élection locale loolu bokku ci. d'accord élection présidentielle yi passé dafa am ay localités yu bëree bëri yu nga xam ni président bi dafa gagné parce que kenn ci opposition bi nekku fa donc loolu maintenant inscription ci processus électoral bi la bokk am na lu nga xam ne noonu la nguur gi taxawee ba am na ñu bëggoon a inscrire mënuñu inscrire am na ñu bëggoon a vote mais dama ni ñu nekk dans les partis politiques par rapport ak le corps maanaam les votants les inscrits les électeurs loolu benn fraction la ci ñi nga xam ne ñoom ñooy voté let's say su ñu amee 4 millions d'électeurs 1 million bi kese ñoo bokk peut-être ci ay partis wala ñu nekk ay partisans. ñu ngi ciy des ñëpp ay citoyens lambda lañ yoo nga xam ne ñu ngi dem doxi seen soxla seen yoon newul ci politique seen yoon newul ci li ñuy wax ñu nekk ci rajo yi di mbeppi seen yoon newul ci loolu. dañuy xaar rek. vote jot. ñoom ñu dem def li ñuy def après dem ñibbi seen kër. loolu mooy la majorité silencieuse des Sénégalais. Le contrôle a priori et a posteriori du processus électoral c'est déjà fait, c'est déjà établi. ñi nga xam ni ñoo nekk dans les organisations politiques bu vote bi jotee dinañ fexe ba mu am transparence dans le bureau de vote
voilà ba mu am clarté dans le bureau de vote. waaw léegi nag li ci des mooy convaincre les gens ñu dem voter ji. c'est tout parce que Macky Sall nag bon mënul jënd ñëpp ci biir Sénégal mënul ñëpp bokk ñu bokk yaakaar wala ñu bokk Yewwi Askan wala ñu bokk feneen. ñooñu nee naa la portion lañu ci ñiy voter ji. d'accord. léegi ce qu'il y aura à faire c'est simplement de les convaincre à voter pour leur camp. waaw ma jël auditeur bi balaa nga ñëw ak Serigne comme ça ma bàyyi la nga tënk ko nag et puis ñu avancer mbokk mi allez-y rapidement nga baal ñu. alors asalaamaaleykum. waaleykum salaam dama doon laaj ci Thiès rek quoi. comme dama déglu mu wax docteur Babacar Diop. est-ce que moom Moussa Tine kan la gën a yaakaar yooyu moom la kii foofu quoi jiital foofu Thiès. d'accord merci beaucoup. grand kon ma bàyyi la nga waaw. docteur Babacar Diop kenn werantewul compétence am mais dafa am lu nga xam lii laa ci mën a wax quoi. su fekkente ni Yewwi Askan Wi tabb nañu ko chance bi Moussa Tine di am moom lay am mais Moussa Tine trajectoire politique am en tant que politique moo tax may wax strictement. dafa nekk en avance tuuti ci docteur Babacar Diop parce que bu leen fàtte ni Talla Sylla bi muy dem moom la dénkoon jëf jël Moussa Tine moo doon diriger jëf jël. Talla Sylla bi muy démissionné ci assemblée nationale Moussa Tine moo ko remplacé. ci assemblée nationale. donc am na trajectoire ak expérience bu nga xam ni. docteur Babacar Diop ay la yéwén amagu ko. ay la yéwén amagul loolu. gestion municipale et locale expérience bi ci Moussa Tine am wax dëgg fa yàlla docteur Babacar Diop nekkagul sax conseiller municipal. on a compris. alors donc je pense que man ñoom ñaar ñëpp ku ci gagné baax na. ok ñoom ñaar ñëpp ku ñu ci tabb baax na ñoom ñaar ñëpp ku ñu ci tabb vraiment baax na. parce que xam naa leen quoi. d'accord bon maintenant pour Serigne cumul des mandats c'est réglé déjà par les textes. en fait président bi rek moom moo war a sérieux tuuti ci loolu. ñi nga xam ni dañoo cumuler poste mu seet nu muy def ak ñoom bu fekkente ni texte bi mënu ko régler quoi. parce que mën nga nekk maire nekk député. c'est bien dit bon voilà. jërëjëf grand kon xam naa rek ba semaine prochaine di la bëggee bu baax a baax. jërëjëf Alaaji merci beaucoup yaa ngi doon wax 15 minutes mais def naa ni. mujj ne moom kay mooy loolu. jaajëf ñu ngi leen di jaaree di leen ñaanal yàlla bu benn yoon masala. merci beaucoup dam jëli gan gi allo mbokk mi rapidement. El Hadj. waaw. waaw li ma bëggoon laaj texe. mooy texe dem na mais laajal laaj bi oui. waaw mooy candidature Serigne Mboup laa ko bëggoon laaj sax xamul ndax. bu Kaolack bu Kaolack. léegi li ma la ci mën a tontu allez-y oui. waaw ba pare tam waxal tontu ba pare. non Kaolack moom dañ ne tout sauf Mariama Sarr quoi. ñëpp gën Mariama Sarr parce que ñëpp a ngi jooy ñëpp a ngi yooxu ci rajo laay wax c'est ñu ngi may dégg. c'est-à-dire ñëpp ko tane Mariama Sarr waruñu ko sax gis luy jege du département du fen na dem da set. waxuma ko gars yi ko Kaolack waaye ñoo ko man li may ñaan Kaolack waaye mooy incha allah nañu voté Serigne Mboup mu changé Kaolack économiquement incha allah parce que am na expérience bi te alal taxu koo jóg d'accord on a compris kon loolu laa ñaan Kaolack waaye merci beaucoup su ko defee ñu ànd saxal liggéey rek yow xam naa waaw incha allah ànd saxal liggéey waaw d'accord jaajëf waaw merci beaucoup waaw en tout cas diaspora bi dama ci lancer appel diaspora bi nañ let's get involved let's get involved ku ci nekk suñu goxaan ñu am ci baat parce que ñun ñooy yóbbu dépense yi ñun ñooy tax kër yi macha allah di neex comme ni ma ko yàgg waxee rek suñu président yi bu ñu mënee di nelaw ba yeen ndoor yàlla ak diaspora bi la donc bu ñu yaakaar ne rek ne vote yi suñu yoon nekku ci donc pour le cas de Kaolack dinaa ci ñëwaat ci semaine yi di ñëw am naa ci sama grain de sel fay bi li di la soit tegeen dina nekk am solo. Hi, I'm Dr. Easterling from the New York City Health Department. I know some of you are still deciding whether to get the COVID-19 vaccine or not. I hear the concerns at community events, on social media, and even from my own family and friends. And I am hoping that in conversations with people you trust, that you are getting the information you need to make an informed decision.
but I continue to be concerned about the high number of people who remain unvaccinated. And we know the reality that communities of color were disproportionately affected by COVID-19. Yet, we see some of the same disparities with who has gotten vaccinated. People of color continue to have some of the lowest vaccination rates, increasing the chances that our communities and our loved ones will be hospitalized or die. If you haven't gotten your vaccine, have a conversation with someone you trust so that we can stop being the most affected, but the least protected against COVID. Thank you. Voilà, jërëjëf thank you. Sëñ Alioune Dieng maa ngi ziar loo wax ci Kaolack nga ne. waaw Kaolack ci fuite yi nee nañ c'est Rahma qui vient à la commune, Mariama Sarr au département. waaw loolu lañ wax mais ñoom ñaar bon en tout cas Rahma moom leeruma mais daal Mariama moom gars yi nañ doon sëkk ak barke ci fépp nag. Maintenant on verra ce qui va se passer mais comme li ma wax man waxaguma ci sama dernier mot ñu ngi xool fii ak semaine yi di ñëw mais daal nañ ci diaspora bi na let's get involved nañ ci taxaw wax ku ci nekk fa nga dëkk waa Thiès waa Kaolack waa Tamba waa Touba waa fu nekk Dakar fu nekk boo nekkee ci diaspora bi jëlal sa téléphone waxal jàppal parce que comme ni ko grand texe di waxee vote yi dafa am solo. dafa am solo trop parce que ñun ñëpp bu ñu demee bu ñu ñibbee Sénégal sama cas Kaolack laay dem bu ma demee Kaolack bu dee Kaolack merul nu mu war a mel mais du ma wax dara Macky Sall. mais Alaaji au niveau de Benno Bokk Yaakaar amul waxal puisque c'est Macky qui décide. d'accord man xam nga man wariwuma sax ci loolu. man je dis simplement que ne man dama gëm ne personnellement dëkk boo ci dëkkee gox-goxaan war ngaa mun a taxaw déjà gis naa Kaolack gars yi commencé di manifester wu. xeer yaa ngi ci mbedd il faut être taxawal tu dis non et c'est tout. that's it affaire bi bu bañ jotee da ngay bañ. man loolu laa gëm quoi. mais comme li Cheikh bi waxee avec politesse ak li ñu ci war a def mais voilà quoi. mais est-ce que kii nommé au niveau de Benno Bokk Yaakaar déglu na manifestation puisque ça bouge partout mais dégluwu leen de il fait ce qu'il faut. mu ngi suñu kanam moo tax ma ne ñun ñi dëkk Kaolack am nañ ci benn rôle bu ñu war a def mais tamit mu ngi suñu kanam nañ ci toog ñu wax ci rek mu ngi suñu kanam yàggatul. d'accord nañ ci wax incha allah kooku bu graw incha allah. incha allah rabbi merci beaucoup le grand. voilà mbokk yi kon comme ni ma ko waxee rek ku ci nekk ci gox bi nga dëkk nga def ca la nga ci war a def et puis voilà quoi li ci kanam raw la gët yàlla waxul kenn dara mais gox-goxaan yi lu am solo la sama dama gëm ne Sonko ni mu def noonu la bu dee dafa fësal dëggal candidature am maa ngi ko ci encourage bu baax a baax sama présidente tamit maa ngi xaar doom bàyyi ñëw ñu xool nu ñu koy waxtaanee si jàmm ak salaam.